8h jot ci rajo Futur Média RFM matin xibaar yi ci kàllaama wolof asalaamaaleykum El Hadj Assane Gueye. waaleykum salaam El Hadj Georges Deye ci Diop. ñu ngi leen di nuyu mbokk yi rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp diwaanu Fatick ak néewëp ndaw lii di Lamine Koita jébbal nañ ko njaboot gi àllarba ji kon la ñuy def lu ni mel ginnaaw autopsie bi gën amal si woon fii ci Ndakaaru benn xibaar doodul nag ci autopsie googee maanaam xam li jur sabab paatu gi ay naataangoom dawalkati moto Jakarta ñoom doon yëglu ca diwaan ga démb commune Ouakam ci Ndakaaru ñoom taxaw nañ ngir bokk ci aji kalaame yi ñoom jëm ci sëriñu daara bi ñu toppee tuumay yàkkataan ak sii fi gune maire ab diwaan ga somb bàcc lii diggé it ak taxawu ci weti way juri yooyey ndongo wàllu xibaar bokk na ci it ak siife ca ay Sacré-Cœur ci Ndakaaru ONG Jamra la mu bëgg ci patron di njiital sûreté urbaine mooy dara bañ a weñ loxoom ñu liggéey leeral mbiri viol yooyu jëm ci tout tànk yoon def ca liggéeyam leneen ci xibaar njàng meekuk tolluwaay ak mbootaayu syndicat yi jàngalekat yi di waa G7 ak G20 fas nañ yéene wéyal li nga xamante ni mooy yëngu yi ci grève ak débrayage lu ñuy wéy di sàkku rek ci kilifa yu Sénégal mooy ak wàccoo jëm ci accord yi woon seen digg ak ñoom sport gi ak Cheikh Tidiane Diagne wàllu culture ak Soxna na Rocha yéene kaay ak Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. Fatick njaboot bi nga xamante ni ñoo daal di ñàkk seen doom di Lamine Koita dinañ jot ca néew ba àllarba tey jilee ñu fàttali rek ne autopsie gi def si woon nañu ko Ndakaaru ba delloo ca Fatick jamono yi mu nga ca morgue bu hôpital bu diwaan ga autopsie gi nag amagul benn xibaar bu ca ruuse jëm ci li sabab jéey ji nga xamante ni mooy paatu gi ay naataangoom manifester démb ci ngoon di wéy di sàkku rek ñoom yoon daal di jib ci mbir moomee ñu jàpp ne police kenn du ca njàkk ko mooy ñu dem Fatick fekki Aminata Goudiaby. ci boori 20h30 nag la néewu Lamine Koita bi del si waat ci Fatick mi ngi nag ñu denc ci morgue bu hôpital régional bi waaye nag ba fi mu ne daanaka amuñu benn xibaar ci résultat yi nga xam ne moom moo jógee ci autopsie bi nga xam ne moom lañu doon def ci néew bi ci mardi ji ci hôpital Le Dantec bu Dakar jéem nañu jokkoo ak source yu bëri waaye ñoom ñëpp kenn nangu ci wéy yàbbi ci côté famille bi itam jafe na loolu ngir nga wax loo fa nit ci lu jëm ci wàllu autopsie boobulee waaye ñoom nee ñu buñ jotee ci seen néew daañu ko rob ci àllarba ji ci ngoon ci bu juróomi waxtu jotee ñu jàppe ne rek nag ci guddi gi am na yeneen ndaw yoo xam ne ñi ngi doon taal ay pneu ci mbedd yi loolu la ñu nemmeeku ci quartier yi di Logandem ak itam Daaru Salaam waaye nag police tel na intervenir ba mën leen a tasaare Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ñu del si Ndakaaru dem ba Ouakam maire diwaan ga daal di réagir ci li nga xamante ni moo fa xew jamono yi nekk coow tout moo ñu toppee fa sëriñu daara ni daa yegg ci tout tànk yu ñu ko dénkoon ci wàllum njàng mi ay ati ngile loolee nag mairie ba noppi nañu ngir bokk ci aji kalaame yi noppi it ngir nekk ci weti njaboot yi ngir rek njàppale maire Soumba Bàcc li ñu teewlu ko Pape Bes Diba. dañ koy def bu soobee yàlla ñaar moo mun a am yoon may ñu ko ñu dugg ci yoon may ñu ko ñu ànd ak parents yi assister leen ñu dem yóbbu jàppale leen ci affaire justice pas loolu sera fait en tout cas pour les parents yi nga xam ne accepté nañ la collaboration li ma wax tamit li ma def mais malheureusement suñu avocat conseil dafa tukki pour que ñu xam lan la ñu yoon may pour ñun commune bi ñu def ko ci loolu est-ce que ñun commune bi mën nañ porter partie civile pour accompagner en tout cas parents yu xale yooyu ñu def loolu pour que yoon ñu mën ko appliquer avec toute sa rigueur mais ñëwagul bu ñëwee bu fekkee yoon may nañu loolu bu soobee yàlla dinañ ko def tur Wakaam fépp te niñ ko déggee doon nu rafet ñun waa Wakaam yëpp am si lu ñu naxari. Samba Bathily Diallo maire bu Wakaam yéenekaay bi di Libération xamle ci fànn woowu ba tey jile ne procureur de la République ubbikulu na ak gëstu ci wàllu yoon muy information judiciaire jëm ci wàllu viol ay tout tànk yoo xamante ni amuñu lu yegg ci fukk ak ñetti at mbiram pédophilie kon ba tey ji ak ci fee jëme ci tout tànk yooyu détournement de mineur ak yeneen ak it wàllum cëriñ ak tariyaax kon ñu fàttali ne loolu lépp ubbikulu na ci ak yëgloo koy gëstu moom procureur de la République sëriñ daara bi rek Oustaz Gueye moom ci xibaar it dina janoog doyen des juges tey ji lay doon ci xibaaru Libération ONG Jamra la mu bëgg ci fànn woowee mooy ki nga xamante ni mooy directeur wala commissaire bi di patron sûreté urbaine bañ a nangu dara weñ loxoom ci fànn woowee yoon def ci liggéeyam ba mu mat sëkk lu jëm ci mbiram Dakar Sacré-Cœur ndax foofee ba tey ci wàllug lii di yàkkataan la jëm ci tout tànk ñu déglu kenn ci njiital ONG Jamra Mame Mactar Gueye ak Pape Balla Gueye. ñu ngi ñaan mbooleem kuréel boo xam ne da ngay dalal ay xale muy internat yi muy daara yi école coranique yi muy bàjjenu gox yi nga xam ne tamit dañuy yore ay xale nañ ñi di waxtaan ak xale yi ndax am na xale yoo xam ne nangami at a ngi ñemew ñu wax gis nañ ko fii ci Wakaam am na càngat yu mu leen daan def ne leen boo leen juumee ba nettali lii rek nangam ak nangam dana leen dal loola waral lu presque ñaar fukki at xale yi ñemew ñoo wax Sénégal bu fi jëyee yu mel ni amee bu ñu yégee ne plainte am na ay nit yu doy waar seen métier mooy ñëw di def pression
pour xale yi dellu ginnaaw li ñu lay ñaan rek mooy na nga dëgër ndax mbir mi du question acharné wu contre Massamba wala Mademba waaye dañu war a aar xale yi toppatoo leen ndax ñoom ñooy avenir ëllëg waaye Baara sànqale dalal na suma xel nee na li concerné dégg nga sëriñu daara bu Wakaam bi ak tubaab bii def fi tojam ndax góor jigéen la fii ci ASC Sacré-Cœur dalal na suma xel nee na comme que garde à vue bi jeex na léegi procureur joxe na ndigal ñu defere leen kon nag defereel nañ leen léegi ñu ngi ci phase 2 d'enquête ou d'ouverture d'information judiciaire léegi nag na ci ñëpp a jóg ndax yii dafa bari ci dëkk bi. ci wàllug tout tànk yi la ñuy des ba tey ak mbir mu yéeme jaar ci kanamu chambre criminelle ab Ndakaaru démb soxna suñ fa doon atte tuuma ji nu ko toppee nag mooy mitital jëmee ci doomi jiitle kenn ka ñetti at ka des juróom ci at ci jamono yooyu ñu ne jëf ji nu koy toppee amee ba nu ñàkk ca sax seen gis-gis seen i gët daal di sëgg loolee lañ ko toppee ne tuuma procureur la mu bëgg ci soxna si mooy 20 ati kaso mu des kon dogalu attekat bi Fama Dione. histoire bi mën nañu ko méngale ak bi fi daaray Kocc joué woon tuddee woon ko kumba am ndey kumba amul ndey ci kanamu chambre criminelle bi ñaari gone di dox ndànk jëm ci kanamu baar bi seeni at toll ci juróom-ñett ak fukk ñu nekk ay jigéen seen yaay nag ànd ak ñoom ndeke xale yi dañoo silmaxa googee nag du ndogalu suñu borom waaye seen tante di seen jabaru papa moo leen jàpp dóor leen ba xëpp seen bët yi oma ba xale yi jaare fa daal di silmaxa ci kanamu tribunal bi nag Seynabou Ndiaye mi ñu njort ni moo def jëf jile weddi tuuma yépp waaye xale yi nga xamante ni bi mbir mi di am ci atum 2015 kenn ki amoon ñetti at kenn ki am juróomi at fàttaliku nañ bu baax la leen seen tante boobu doon def seen kàddu suufe loolu ba jafe woon nañu dégg ci biir tribunal bi xale yi nettali naka la leen seen tante bi doon traité da daan dóor matt jël seen bopp yi di mbëkkal ci mur yi ba tax sax kenn ki day daanu ay crise épileptique xale yi nag li leen sauvé moo di dëkkandoo yi nga xamante ni ñoo jug dem police daal di kalaame ndaw sile tey jii tribunal mi ngi koy toppee coup et blessure ba nga xamante ni dafa yóbbee nit ki mu ñàkk ay gëtam ci xale boo xamante ni amagul fukki at ak juróom procureur ba mu yëkkatee kàddu sàkku na ñu tëj Seynabou Ndiaye 20 fukki at kaso délibéré bi 27 février bi lay doon. jërëjëf soxna Fama Dione ñu des ak tout tànk yi ak wàllu yoon dem ba diwaanu Ndar bi yoon ak fukk ak ñaar ci mineur gune yoo xamante ni majeur gunu ca bokk ci fanweer ak benn ñenu daal di teg loxo ci manifester yëfu woon ci Guet Ndar mbiram fukk ak ñaari mineur yooyu nag moo daal di ëlëm lool waa CONAF kuréel la gi taxaw ci réew mi association ONG ngir ak taxawu jëm ci tout tànk yi daje nañ sax yooyu gune 12 mineurs ca kasop Ndar Mohamed Nabissi la fukki mineur ak ñaar bokkoon ñi ñu tegoon loxo ci manifester yi amoon ci Guet Ndar loolu ëlëm ñi nga xamee ni dañuy yëngatu ci wàllu organisation droits de l'homme gannaaw njàqare njaboot yi lee Pape Moussa Sall di coordonnateur régional bu CONAF xamle ci gone yooyu mu am ci sax élève bu nekkoon ci composition. sànni xeer bu ak loolu ci xew ku seetaantelee ku fa nekkoon daa xam ne du xale yooyu ñu jàpp tey ñoo ko def moo tax ñuy ñaan autorités yi ne xale yooyu 12 mineurs yooyu nañ leen bàyyi bu ñu leen mënul bàyyi définitivement itam ñu jox leen seen waajur ñu téye leen ba bu ñu leen soxlaa ñëpp xam nañ di nekk ci prison nga yóbbu xale yoo xam ne xamuñu loolu ñu xalaat loolu ci âge boobu mesuré wuloo conséquences yi am psychologiquement surtout que déjà am na ci élève koo xamante ne semaine bii la yenn seen école doon composé loolu dana ko raw te mesuré wuñu conséquences après loolu ci àddinaam ak ëllëg moom mu yaakaar njéggal jëme ci fukki gone yooyu ak ñaar ndax nag seen place du ci kaso bi moom mu gëm lu ni mel yokk ci waroon nañ leen mën a dénk seeni waajur ba bisub àtte bi lee. dégg nañu le directeur régional de l'AEMO Baye Modou dégg nañu baax li mu jox ni woon dana ci am ay jéego yu mu ci def ñoo ngi koy xaar di ko déglu ñun CONAF danañu woote réunion toog ci waxtaan ci jëm seen autorité ba ñu mën a bàyyi xale bu ñu leen mën a bàyyi définitivement aussi ñu mën leen dénk seen waajur ba ñu soxla leen. ci talaata ji ñuy liggéey ci AEMO nekkoon ci carré des mineurs ci kaso bu Ndar daje ak fukki gone yooyu ak ñaar laata ñuy jublu ci ñi amee wàllu àtte ngir xool yan procédure la ñu mën a def ba ñu dénk gone yooyu seen waajur ñu leen di topp ba bisub àtte bi lee. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabissi la. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu waxtaanee njàng meeg tolluwaayam Sénégal ak mbootaayu syndicat yi di waa G7 ak G20 fas yéene wéyal lii di plan d'action yi li ko tàmbalee tey jii lay doon li nu bëgg rek mooy ak wàccoog accord yi woon seen digg ak nguur gu Sénégal yëngu-yëngu di action yi bokk na ci débrayage ak i grève Alaaji Njóogu Jéen. mbootaay gii di G20 ñooy ubbi jàng yi tey jii ci àllarba ji ak débrayage buñ nar a toftal grève ñaari fan lu ko dalee suba ci alxamis ji mu aju
nag ci seen ñeenteelu plan d'action ñoom waa G20 beneen mbootaayu syndicat jàngalekat yi di G7 ñoom nekk ci seen ñetteelu plan d'action syndicat yi ëpp doole ci njàng mi ñoom di amal débrayage suba ci talaata ji ñettee toftal nag ci àjjuma ji teewaay boo xamante ne duñu liggéey dañuy bank loxo teg ci tam takk ay morceau yu xonq yemuñu ci ndaxte ñoom waa G7 daañu làbbali seen yëngu-yëngal semaine bii di ñëw akub débrayage talaata nar cee toftal ay assemblée générale ci département yépp ñoom syndicat yi ëpp doole ci njàng mi nar cee toftal tam ab grève alxamis ñaar fukki fan ak samedi ñaar fukki fan ak ñaar grève samedi boobu sax li ci nar a ràññeeku mooy day ànd ak ab marche di doxub ñaxtu bu ñu amal ca Thiès syndicat jàngalekat yi wéy ba léegi di sàkku ci nguur gi mu daal di sàmmonteeg déggoo yi ñu xaatimoon fanweeri fan ci weeru avril atum 2018 bokk na nag ci protocole boobu pon ñu ci gën a fës wàllum ndàmpaay yi ci liggéeykatu nguur gi wàllum fay rappel yi naka noonu tam mbirum taxawal benn corps bu ñu jagleel ni di administrateur scolaire yi naka noonu tam lii di prêt DMC yi di prêt yoo xam te ne DMC di direction de la monnaie et du crédit da koy lebal ñii di fonctionnaire yi. jërëjëf Alaaji Ndiogou Diène Sénégal njiitam président Sall am gan démb ak léegi di premier ministre bu Canada Justin Trudeau gan ba alxamis ëllëg ji 13 février ci bu nu sukkandikoo ci xibaar yi tukkee ci bureau d'information bu gouvernement Sénégal ngan gi la ko tax a jóg mooy gën a dëgëral jëflante bu rafet bi ay fukki at a ngi diggante Canada ak Sénégal ngir gën a xamee ak yenn ci ponk yi ñeel yow jëflante di coopération diggante Canada ak Sénégal ñu ànd ak soxna Fatou Ndaw Mbaye. njàng mi formation professionnelle ak autonomisation jigéen ñi ak ndaw yi doon luy gën a soxal aide canadienne au développement ci wàllum koom échanges commerciaux yi si diggante ñaari dëkk yi tolloon na si 60 millions de dollars canadiens ci atum 2018 ñu koy xayma si 28 milliards si suñuy koppar ci atum 2020 investissement yi fas yéene na romb milliards de dollars canadiens mu doon si buñ ko xayma 449 milliards si suñu koppar aide au développement bi ñuy jagleel Sénégal ci atum 1962 ba tey dem na ba toll ci 87 millions de dollars canadiens ñu xayma ko ci 39 milliards si suñu koppar diggante 2017 ak 2018 li nu mel tax ba Canada nekk ñetteelu bailleur de fonds bilatéral bu Sénégal bu ñu demee ci wàllum militaire coopération canadienne bi nga xam ne toll na si ñaar fukki at ak juróom gën na dooleel wàccaayu officier sénégalais yi si seeni mission jëmale ci wàllum maintien de la paix Sénégal sax bokk na ci initiative ILS bi Canada taxawal ngir gën a promouvoir jigéen ñi si opération de paix yi ci formation professionnelle Québec nekk na en partenariat ak Sénégal ci mise en place des instituts supérieurs d'enseignement professionnel itam lu toll si juróom fukk ak ñaari bourse d'exemption jagleel nañu ko Sénégal at bu jot ba tey ci coopération ñaari dëkk yi jëmale ko ci wàllum culture conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage CONFEMEN ak conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie CONFEJES seeni ay siège ñu ngi Dakar Sénégal ak Canada ñu ngi lëkkaloo boo demee ci instance internationale yi bu ci mel ni ONU ak organisation internationale de la francophonie ngir promouvoir lii di jàmm kaaraange démocratie ak yelleefu doomu aadama ak it développement durable dafay ñëw gën a dëgëral coopération multiforme yi am diggante ñaari dëkk yi atum 2020 bi sax tàbbi nañu ko mu doon année du Canada au Sénégal. sëñ Cheikh ñu gërëm Fatou Ndaw Mbaye. di ko ziar mbaa amuloo xalaatu immigré ji Canada. foog nga ñemee sedd de gis naa ni clim bi rek mu ngi lay sonal. fekkante ne daal mu ëpp koppar mi mu réew. d'accord naa mën naa dem. ayca mi ngi noonu en attendant ñu sport. waaw daal di waxtaanee wàllu football ak 8e de finale coupe de la ligue niki tey jii la ñu koy daal di door. match bu nar a am solo diggante ñaari équipe yi nga xam te ni ci Ligue 1 la ñuy daal di yëngu ci Stade Lat Dior bu Thiès ci bu 18h30 jotee diggante Cneps Excellence bu Thiès ak Dakar Sacré-Cœur lay daal di doon waaye laata loolu 16h Thiès FC dana tase ak ñii di waa Jàmbaar bu Saly Guédiawaye football club moom diggam ak Génération Foot 18h30 ci stade Ibrahima Boye ci Guédiawaye ci waxtu bu njëkk bi ba tey foofule ñaari tali dana fa tas ak ñii di waa Kër Madior Teungueth FC mi nga xam te ni jamono gi ñoom ñoo daal di féetee ci bopp raw gàddu lii di Ligue 1 bi danañ tas ak jamono bu Fatick ci stade Ngalandou Diouf bu Teungueth ci bu 17h jotee ni ki tey ji Sonacos bu Bawol dana tas ak ñii di waa AS Douane ci stade Lamine Gueye bu Kaolack ci bu 16h30 jotee Demba Diop FC ak AS Pikine itam danañ daal di football ni ki tey ji ci stade Caroline Faye ci bu 17h jotee jongante ko naroon dox ci diggante EJ Fatick
ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Casa Sport bu Ziguinchor dañu ko daal di dàq ba jëmmi jamono Ligue sénégalaise football professionnel moo daal di jël gëli dogal gannaaw ba mu seqi waxtaan ak force de l'ordre yi nga xamante ni jamono gi ña nga ci diwaanu Fatick gis ni daal jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi ko fay dund jamono gi ci wàllum kaaraange moo tax ñoom daal duñu mën a assurer sécurité foofule ci stade ci saasa nag la fédération kon bokk Ligue sénégalaise bu football professionnel daal di jël googule dogal ñu daal di waxtaanee fédération sénégalaise bu football ak njiit la di maître Augustin Senghor daal di yëkkati ay kaddu daal di naqarlu agression sexuelle yi nga xamante ni daal jàpp nañu ni am na foofu la ca Dakar Sacré-Cœur te ñu joxoon ci baaraama tuuma benn franco malgache mi nga xamante ni jamono gi buur daal di ko teg loxo maître Augustin Senghor yëkkati ne yooyu les kaddu ci micro Babacar Fall. li ñu déggat mu jógee fële ca Dakar Sacré-Cœur yéem nañu torop mettit lañ ci jëlee parce que musiba bu la mel noonu mun naa ne guléet mu am ci biir équipe fii ci Sénégal mu nekk loo xam ne nag lu ñu bett la waaye tamit defe naa li ñuy def rek mooy xool ni ñuy jëlee matukaay yëpp pour que li ñu mel bañ a amati bu weesoo loolu ñu jàpp rek ne mbir mi bu mu amee tamit ñu ngi rafetlu maanaam disposition yi nga xam ne dirigeant Dakar Sacré-Cœur yi jël nañ ko parce que ñoom ñoo feeñal waa ji ñoom ñoo yóbbu dossier bi police ñoom ñoo oo parents yi ak xale yi pour wax ak ñoom boole leen ak maanaam seen psychologue pour que mu mun a wax ak ñoom ba tey dossier bi mu ngi ci yoon ki nga xam ne moom la ñu tuumal téye nañ ko li ñuy def rek mooy suivre di ñaan rek bu fekkee ne li ni mel moom moo ko def yoon teg ko daan yi mu ko war a teg pour que loolu bañ a ti am mais surtout aussi ñuy artu rek ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci sport bi ci football bi c'est surtout ñi nga xam ne dañuy yor ay xale ay tuuti tànk pour ñu jël ay matukaay xool ñiy organiser woo def ay disposition maanaam yoo xam ne day jëm ci kaaraange xale yooyu mais aussi di saytu bu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël ñuy liggéey foofu parce que xam nañu ne ci wàllu li nga xam ne mooy pédophilie ñi nga xam ne pédophilie la fi ñuy dem rek mooy fi nga xam ne foofu la ñuy gis li ñu soxla mooy xale yi tout tànk yi nga xam ne amuñu benn défense donc loolu daal defe naa comité exécutif si réunion bi di ñëw dina ci tamit gëstu pour xool naka ñu mën a gën a jox ndëgër laay li nga xam ne mooy fonctionnement suñu équipe yi waaye tamit xool ñi fay dugg xool tamit xëj na ci wàllu li ñuy wax casier judiciaire ndax ñooñu bu ñuy ñëw fii Sénégal wala bu ñuy liggéey sax fii Sénégal dëkk fii ndax mosuñu am maanaam ci seen passé ay jëf yoo xam ne ñu ni mel la pour que rek ñu mën koo artu. ñu daal di waxtaanee mbirum Sadio Mané mi nga xamante ni doomu Sénégal bokk na ci top 5 des meilleurs dribbleurs foofule ci Europe moom attaquant Liverpool bi topp ci gannaaw Neymar waaye moom moo daal di jiitu ki nga xamante ni daal moo di Lionel Messi di ab classement bi nga xamante ne observatoire des données de performance sportive Opta nekk ca Angleterre ñoo ko daal di def Omar Bow. doomu Brésil ba ca Paris Saint-Germain di Neymar moo nekk ci kaw ak 5,7 dribble yu mu def ci jongante bu ne ba fi ñu toll ci saison bi ki ci topp nag di doomu Sénégal bi 5,6 dribble yu mu def moom itam ci jongante bu ne superstar sénégalaise ba ca Liverpool di Sadio Mané jiitu sax ki nga xamante ni moom la ñu jàppee xalif général kulli footballeur guddi yi ñu toll ni di doomu argentin bi nekk ca Barcelone di Lionel Messi am 5,5 yile statistique déggal kon ki dàkk football fii ci Afrique te ñu ràññee ko ci atum 2019 bi ab confiance bu rëy la àndal teg ci xel buy ball maanaam technique bu jéggi dayoo moo tax mu wonewaat boppam bokk ci ñi gën a xarañ ca Europe milieu terrain espagnol bu nekk ca Allemagne ca Bayern Munich Thiago Alcantara moom itam def na 4,7 dribble par match ailier français bu nekk ca Newcastle United Alan Saint-Maximin moo tëj liste bi am 4,5 dribble yooyu lee doone nag observatoire buy xayma performance sportive yi di Opta moo ko joxe ñu fàttali ne boobee agence bokk na ci ñi gën a xarañ ci Europe basé wu ci Angleterre. ok El Hadj Assane fii lañ koy daal yemale xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Cheikh Tidiane. ak RFM kumpa jeex na. ñu yëkkati leen kumpa ci wàllu culture geeg actualité bi ñeel fànn woowu wàllum cosaan ak Anakhoucha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi goxu Mumba nekk ci bët gànnaaru Sénégal mu ngi ci wattaayu juróomeeli édition festival Sahel ouvert ñu fas yéene ko amal fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru février gi ñu nekk mu war a doon nag itam occasion ngir màggal fukki at yi nga xamante ne festival boobule mu ngi am dina am ay artistes yu mag yoo xamante ne war nañ ci jouer bokk na ci ñoom Baba Maal Titi Ilam
ak Waziz Diop daanaka moom Waziz Diop dina profité pour présenter albumam bu mujj bi nga xamante ne ci français la ko daal di wéy ñu déglu ko. c'est-à-dire que ba may dugg ci musique bi yëpp ci wolof laay léebe dama toll ci diggante boo xam ne ma ne bon léebal naa waa Sénégal li ma leen mënoon a léebal léegi vraiment bu ma sañoon damay léeb yoo xam ne malien nañ ko dégg togolais nañ ko dégg gabonais nañ ko dégg képp koo xam ne daal bokk nga ci làkk yi nga xam ne dañu koy bokk di ko làkk diñ ci jot tuuti en français laa koy articuler parce que art tam loolu la art yootu li nga mënul la moom la tubaab bi wooye défi. festival bi nag nekk na itam occasion boo xamante ne dañ ci développer yenn ci wàllu activité jëm ci wàllu askan yi gannaaw fukki at yoo xamante ne ñu ngi ci goxu Mumba boobu lan la njëriñal commune bi laaj boobu laaj nañ ko maire Mumba Sadel Ndiaye ñu déglu ko. édition bu mujj bi président conseil départemental Podor moo doon parrain président bu mu ñëwee foofu dafa visiter privilégié lycée bi ak école bi mais après voté na pour ñu yokk salle de classe Mbumba pour ñu équipement ñu def équiper lycée Mbumba loolu yëpp pour man li yóbbu dëkk bi ci kanam ren bëgg nañu que directeur SAED moom wala nitam ñu mu yónnee ñu ñëw Mbumba pour ñu visiter looleen mooy lu ñu wax Lobbudu zone agricole la zone bu am njëriñ la loolu yëpp ci festival bi moo ñu ko indil ak loo xam ne nag tuutiwul mais ku xam Souleymane Bachir Diagne nga xam ne fépp lañ ko xam ci àdduna day ñëw Mbumba mais loolu lu rëy la pour ñun. ci édition 2020 wu festival Mbumba bi dinañ ci waxtaane lu bëri lu jëm ci wàllu drépanocytose daanaka lu ëpp ñaari junni ci ay nit war nañ leen dépister war leen sensibiliser itam ci lu jëm ci feebar googule Magueye Ndiaye moo jiite association des drépano du Sénégal ñu déglu ko. lu rëy loo xam ni weesu na sax sunu yaakaar ndaxte ku nu ne woon dinañ dem tey fu mel ni Mbumba xam ni sori na trop association bi mosu fa dem fekk fa ay nit jox leen ay test pour ñu xam ndax am nañ wala amuñu waxtaan ak nit ñi ñaari fan ba ñett te xam ni ak artistes yi nga xam ni yëpp ñu ngi fa waaye aussi infirmières yeeg ña fa nekk ñëpp nga xam ni ñoom ñoo yor wàllum paj mi dañ leen di former jox leen tamit ay moyens yoo xam ni dina tax ëllëg ku ñu gis mu yor yenn si ñi dañ xam ndax am na drépanocytose wala déet. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax yéen it ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM.